Bonsoir mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre sur la télévision Futur Média. Asalaamaaleykum mbokk ci xarit yi kontaan nañ ci dalal leen ci télévision Futur Média comme niñ koy defee mardi bu jot nag dañ leen di indil seen émission préférée muy L'Oeil du Tigre miin ngeen ko seen yëf la xam ngeen ni tout le temps dañ ciy ànd ak innovation tout le temps dañ ciy ànd ak benn invité bu spécial dañ koy commencé léegi bala maa càmbar invité boobu nga xamante ni moom la ñu invité tey damay daal di jàll ci suñu première rubrique nag xam ngeen ko moom mooy cumbukaay ay xeetu baax la yoo xamante ni mënut a ñàkk ci biir làmb dañ ciy doxantu seetaan ko dellusiwaat léegi continuez seen émission L'Oeil du Tigre bienvenue. seetaan ngeen cumbukaay gis ngeen yi mënut a ñàkk ci biir làmb bi suñu culture la suñu tradition la donc saa su nekk dañ leen koy wanal moom nag la ñu ubbee seen émission préférée muy L'Oeil du Tigre léegi nag ñu daal di fas yéene jàll ci ki nga xamante ni moom mooy invité spécial bi wax nañ leen à chaque fois dañuy innover à chaque fois dañ leen di indil ndaanaan boo xamante ni source de motivation la ndaanaan boo xamante ni xam-xamam dafa màcc bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy lutte bi alors tey ki nga xamante ni moom la ñu invité nag mu ngi tudd monsieur Seydou Gueye alors monsieur Seydou Gueye Ndakaaru Ndiaye gii la juddoo Ndakaaru Ndiaye la màggee Ndakaaru Ndiaye la yaroo alors mu ngi njëkk a jàngee fi nga xamante ni moom mooy Clémenceau ba mu ci paree daf ci daal di teg fi nga xamante ni moom mooy lycée Blaise Diagne ba mu jógee wee lycée Blaise Diagne daan na doxantu fi nga xamante ni moom mooy université de Dakar ba mu fa jógee nag ci la daal di dem fi nga xamante ni moom mooy Europe continuer fa ay études am waaye ba mu paree études yooyu dafa ñibbisi ci biir réewam ba mu ñibbisee ci la commencé activité politique am njëkk na nekk li nga xamante ni moom mooy directeur de cabinet ba mu jógee ci directeur cabinet ci la nekk conseiller technique du gouvernement ba mu jógee ci conseiller technique du gouvernement ci la nekk nag porte-parole auprès du premier ministre porte-parole du gouvernement auprès du premier ministre di ko jàppale di véhiculer lépp lu nga xamante ni moom mooy message yi soxal ñun ci suñu biir réew moom moo koy véhiculer di ñu ko baaxee à chaque fois donc moom mooy suñu invité tonton Mbaye Fall nag demoon na def ak moom li nga xamante ni moom mooy jàkkaarloo bi dañ leen di seetaan te si waat léegi ci plateau bi ñu daal di xool monsieur Seydou Gueye lan la am pour wax ko ci làmb ci nañ ko xool. kontaan nañu si dalal bi mu dalal fii monsieur le ministre mu la doon wax rek nuyu Moustapha Gueye ak Fama Thioune ak Mado. jërëjëf Mbaye maa ngi lay ziar di bég ci ziar bi ngeen ma ziar si ngir ñu gën a waxtaan ak amateurs yi bégal leen di la nuyu bu baax di la ziar. sa kawar bi rafet na lool macha allah di nuyu Moustapha mu nga Paris Tafa ñu ngi lay nuyu bu baax xam naa ni sedd bi am na yërmande ci yow waaye yaakaar nañu di nga yu bagage yu baax di nuyu soxna Fama Thioune di nuyu Mado di leen ndokkeel également ci seen taxawaay parce que seen yëngu ci biir émission bi rafet na lool. donc nu doon wax rek nu présenté wu pour téléspectateur u TFM yi gën la xam et ensuite amateur yi tamit xam la bu baax a baax. man nag Seydou Gueye laa tudd juddoo Médina donc bu nekk Médina jàngee école Clémenceau jamono ñu fay jàng champ de course ngay dox seetaan nañu course fas jamono ñu fay nekk tout tànk Iba Mar Diop nekkoon na bërëb boo xam ne xale yi fa lañ doon foyee di fa bëre daani Riche Niang bi muy njëkk indi lutte gréco-romaine jóge Yougoslavie ba woon bokk nañ ci xale yi nga xam ne ñun la doon tàggat ñuy def lutte gréco-romaine ku jóge Médina dem Blaise Diagne di nga romb Fass mbapat dina nekk sa xel course Fass dina nekk sa xel
donc jóge foofu jànge université de Dakar après dem Europe jàng fa dellu si fii nekk ci yëngu yi ba nekk ci activité politique nekkoon directeur de cabinet nekkoon conseiller technique nekk secrétaire général du gouvernement nekk tey ji nekkoon directeur de cabinet adjoint président de la République son excellence Macky Sall nekk tey ji porte-parole du gouvernement donc ci wetu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. mais monsieur le ministre mën na ma xam ban sport nga mos a def temps bi nga nekk xale. ñun chance bi ñu am dëkk Médina sport bu nekk ñam nañ ci parce que jamono bi mini basket di lancé wu potu lampe boo gis takk nañ ci tame Médina basketteurs yu ndaw yëpp fa la ñu génne def nañu mini basket wax naa ko léegi def nañu lutte gréco-romaine ak Rich Niang. maa ngi koy nuyu sax moom xam ne bu li may wax moom xam na ko bu baax. football également ba bi ñu xawee gën a dëgër tuuti football ci équipe bu mel ni Kusum football boobu mu yóbbaale ko bi ma nekkee Europe aussi débrouillé di football ci équipe yu ndaw ndaw yi nekk ci gox-goxaan yi bëre nag ñun ñëpp def nañ ko parce que xale bu nekk teg na ay saaku takk ay sengooram bàkku. mais kon mën nañu wax ni amateur de lutte nga. amateur bu wóor a wóor parce que fu ñu ko déggee dinañ ci taxaw dinañ ciy werante comme ni ko amateur di defee di werante naan kii moo mën kii combat bi buñ ko tëggoon dina baax kii bu jàppee kii nii la koy daanee parce que kii capacité am lii la kii ku mën a nooju la kii ku mën a ndengeñ la kii ku mën a roof la kii ku mën a galgal la yooyu yëpp. mais kon tey xam na ni amateur nga. mais yan combat yoo seetaan yoo xam ni mënoo ko fàtte ba léegi parce que vraiment jël yi nekkoon na ay jël yu spectaculaire yan combat nga mën a wax. am na combat boo xam ni man combat bi ma gën a marqué ci technique mooy combat Moustapha Gueye ak Lac de Guiers. Moustapha Gueye parce que li ma gën a neex ci làmb moom la Tafa wone foofu. xam nga doole du masse musculaire kese mais ci biir mouvement bi ngay convertir mu nekk force parce que lamb boobu Tapha dem na ba mel ni ku jekkadi ci toogaay ba mel ni kuy laal suuf mais mouvement bi mu nekk force bi nekk ci mouvement bi moom la wëlbatiku ba boo seetee ni mu koy jàppe nii di ko delloosi di ko daaneel ñëpp nattoon nañ ni Tapha day laal suuf mais ci mouvement bi moom la transformé en force donc technicien ma ko lan lamb boobu lamb bu ma impressionné la Yékini bi muy bëreeg Baboy parce que boobu aussi dafay wane que ni technique ak rapidité d'exécution mën na may mbër bu parewul masse musculaire mu tutubeloo ku toll ni Yékini te loolu aussi tax na war nañu gën a bàyyi xel ci lutte sans frappe parce que foofu technique day génn dëgg technique dëgg day génn. kon yow looy wax ci ay mbër yu ndaw yooyu comme ñoom Zos comme Bathie Seras. non ñooñu ñu nga tudd ñaari mbër yu am solo lañu ñu xam ni am nañu technique am personnalité ba pare am charisme ci làmb ji parce que tour yombul tour ñaar la mën ngay daanu dimanche bu nekk am tour waaye mën ngay daan dimanche bu nekk am tour te mën nga am palmarès bu équilibré am tour parce que am na la yàlla defal nga ko ci làmb donc ñaari mbër yooyu am mën nañ ci dolli ñeneen ay ñoom Modou Lo ngi ci ñoom ñëpp ay mbër la yoo xam ni tey jii yóbbu nañu làmb foo xam ni macha allah kawe na avancé na. léegi yow noo gisee cachet yi est-ce que dañ ko war a plafonner wala dañ ko war a libéraliser. mais libéraliser baaxul parce que libéraliser day tax ki am doole rek noot ki amul doole dañ koy réguler maanaam teg ko foo xam ni du jéggi dayoo c'est-à-dire bu sponsor yi décider dugg ci ñu jàppale promoteurs yi pour promoteurs yi mën a organiser combat yi te ñu xam ni war nañu fay cachet yu baax yoo xam ni dëppoo na ak alalu réew mi parce que mbër mi aussi dafa am ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ni ci la ñuy dund ci combat bi mais foog naa ne bu ñu réguler cachet yi combat yi dina gën a mën a bare bu ñu inventé également yeneen type de compétition dimanche yi dina gën a bari ajjuma yi gën a bari alxames yi gën a bari nit ñi sëgg bëre am lu ñu yóbbu seen kër defar seen avenir. dafa am ay chutes yoo xam ni yenn amateurs yi moom lañ gën a préféré nekk ca xabal
galgal yow ban chute moo la gën a impressionné ban façon technique. man jël bi nga xam ne boo ko doon hiérarchiser tey jël bi may impressionné toujours mooy jël bi nga xam ni ñëw nañu roofoo nooju daal di koy ëmb yëkkati dugal tànk convertir sa désavantage en avantage ka daan te boo defee loolu rof galgal en général boo dee ku ndaama boo jàppee am ñaari ngemb bi am ngemb téye ko daal di koy nooju yëkkati dugal sa tànk wéyale foog naa ni technique gu lamb yëpp fa lay génn. yow dafa mel ni partisan lutte sans frappe nga. mais dóor mu daanu dëgg la victoire bu leer lay doon mais souvent buy am fekk na ni coono bare na ku ci nekk sonn na ba nga xam ni koo ci cof xëy na boo ko dóoree rek mu kaw bu crochet bi dalee wala direct bi bu fekkente ni dal na day daanu. jërëjëf monsieur le ministre léegi dañ lay laaj rek sa dernier message. mais dernier message bi encourager amateurs yi gën leen ñaax ci fair play gën leen ñaax ci ñu taxaw xeex violence bi nga xam ni mën na accompagner yenn combat yi parce que du jamais ñuy bëre ñi leen wër la rek ak ñi leen bëgg passion bu ëpp la mais war nañ ko mën a régler donc nañ leen fexe ba lamb ji nekk lu set lu sell. beneen bi it xanaa moo ko rek Moustapha moom mi nga xam ni expert la xam naa ni ko xarañ la bu fekkente ni seddu France bi yërëm na ko tuuti xam naa ni war nañu delloo si lay bagage yoo xam ni jar nañoo bàyyi xel bàyyi bët parce que expert la te xam na dëkk bi. di ko nuyu bu baax a baax di ko ziar di ziar li muy liggéeyal ñëpp. gis ngeen jàkkaarloo bi nga xamante ni tonton Mbaye Fall moom lañ demoon def liggéey ak ki nga xamante ni moom mooy monsieur Seydou Gueye porte-parole du gouvernement auprès du premier ministre gis ngeen nee na moom tey sax ay waxi làmb ko tax a jóg moom ni mu gis li nga xamante ni moom lay liggéey taxu koo jóg waxi làmb strictement moo ko tax a jóg ndax fooy na mbapat fooy na li nga xamante ni moom mooy galgal yàgg naa bëri parce que ku màggee Medina jaar nga Fass romb nga fépp donc yooyu yëpp mooy xeetu baax yoo xamante ni moom mooy définir parcours am léegi nag moom may nañu ay xeetu tuus yu baax ki ñu nga xamante ni moom la ñu njëkk a may ci tuus mooy Moussa Dioum ba mu paree ci Moussa Dioum may nañu tuus Rock Mbalax ba mu jógee ci tuus Rock Mbalax may nañu tuus ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène daal di mujjee tuus ki nga xamante ni moom mooy Tonnerre nañ ko seetaan dellusiwaat léegi. C'est bon. Moussa Dioum donc mbokki téléspectateurs yi ak mbokki amateurs yi tey tuusu Moussa Dioum laa leen may. waaw mën nañu bii nag moom dama ko tàndu. Bon parce que tuusu Rock Mbalax moom laa leen indil tey.
beneen bi ci topp mooy tuusu Eumeu Sène. Eumeu Sène waaw. ñeenteel bi nga xam ne moo ci mujj muy tuusu Tonnerre. kon nag foog naan dina def Tonnerre bu rëy. ci suñu culture la bokk ci suñu tradition la bokk damay bëgg di wax loolu ndax ñun ñoo ko moom donc xeetu tous yooyu la ñu monsieur Seydou Gueye mayoon léegi nag dañuy jàll ci question yi nga xamante ni moom personnellement posé na ko tonton Tafa fas yéene ko répondre depuis Paris xam nga moom ku ko xosi ku ne mu xuri la donc ci loo ko woo ci lutte bi daf lay tontu bu baax a baax nañu déglu question yooyu daal di may tonton Tafa mu tontu ko. comme moom mooy consultant bi moo si mën a wax. Tafa comme yaay spécialiste bi yaay expert bi am nga jaar-jaar am nga njàng am nga pratique liñ lay laaj mooy mbër mi ba su combat lan la war a lekk la koy may doole la koy may mu équilibré la koy may mu nekk en forme dara du ko gêner ca la mu dugal ci biiram lan la war a lekk ci bés boobu pour mën a jàkkaarloo ki ñu ko booleel pour am chance yëpp pour mën a daal. monsieur le ministre Seydou Gueye donc xëy na yaa ngi may laaj mbër mi suy bëre ji lan la war a lekk li mu war a lekk nag daf koy commencé mbër bi type bay daan mbër ma dañ ne doo ko sàqami ci bis ba donc la veille en général suñu diététiciens yi dañuy wax nañu la veille du combat da ngay lekk li lay jox jus jox la force jox la yóbbu la ca làmb ja da nga koy lekk la veille maanaam li ngay reere très souvent moo lay amal njariñ ca combat ba nga jëm. mbër mi nag pour mu lekk lu ko amal njariñ ci combat bi moom mooy kat les sucres lents mooy mu lekk ay pâtes ak viande blanche ngay lekk maanaam yàpp ginaar yàpp dend yàpp petax xeetu yàpp yooyu yëpp yi naaw rek les volailles picc ak yooyu yëpp ak boo ko booleeg pat mu lay dimbali bu baax a baax pour ci jour combat bi nga mën a nekk ak say force ci li ngay lekk. en plus nag yóbbaale aussi li ñaan raisin sec nga yóbbaale ko ci làmb ja tantôt boo jaabantee benn ñaari yoon
jël benn ngëb jàllale wala nga yóbbu banaan ndax suukar bi ki nekk dafa la mën a dimbali trop ci bisu combat bi surtout combat bi su yàggee su endurance duggee rek suukar mu lay dimbali ci combat bi pour nga mën ci génn. bëgguma nag sekkeen yi wala jeeween yi simmi ñu parce que mun a sant Guèye ba pare di laaj gars yi lu ñuy lekk ci avant ñuy bëre ji. beneen bi nag question bu technique la ñu la ciy laaj sa xalaat Moustapha ñu ne mbër buñ ko jàppee ba jàpp ngemb li yan pexe la am pour rocceeku pour génn ci lan la war a mën a def bu ñu téye ñaan ngembam lan la war a def pour mën rocceeku génn pour mën a jekku. monsieur le ministre wër ndomba kii wër ndomba bu leen jàpp ne moo jekk de déedéet ki ñu wër ndomba aussi bu leen ne moo jekk de déedéet ñoom ñaar ku ci nekk rek war nga mën daan sa morom mais nag bu ñu wëree ndomba daal amal sago bul sëgg sigil en général boo sëggee waa ngi daf lay jekku di la dóor ay coup de poing da ngay siggi téye ñaari loxo yi boo ko téyee nag lépp lu mu def ci action da nga koy gis. donc nag monsieur le ministre loolu lañ lay may ci li nga xamante ne mooy science technique yi ñu laaj ci wër ndomb di la remercier bu baax a baax ci jot bi ñu may pour jàkkaarloog téléspectateurs yi wax ak ñoom li nga xamante ne mooy jàkkaarloo bett ñu ci yow nag parce que doomu Medina kat stade Iba Mar Diop jege na ko pour mu seetaan lamb non seulement sax ak âge am moom fi nga xamante ne fa la toll moom la muy Seydou Guèye derrière fii ci ginnaaw fu mu dëkk Medina moom mooy ñu koy doon wooye terrain stade Assane Diouf yàgg na am ay lamb Iba Mar Diop yàgg na am ay lamb assisté nga mbapat ba taay donc li nga wax yëpp ci lamb bett ñu ngi lay gërëm di la sant salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. J'espère que réponse yi satisfaisante nañ pour monsieur Seydou Guèye gis nga li nga posé woon tonton Tafa tontu na ci lépp boobu sel la ci sax léegi nag dañuy daal di jàlli seetaan suñu spot publicitaire del si waat léegi continuer ak yéen à tout de suite. de retour sur le plateau gis ngeen suñu spot publicitaire boobu ñu nga xamante ni moom lañ leen di tegal dama leen di gën a ñaax rek xam naa ni miin ngeen bisik wóolu ngeen bisik te yéen a fay dénkaane seen xaalis dama leen di gën a ñaax pour ngeen gën di ko dolli parce que moom day banque boo xamante ni du la bàyyi rek nga fay denc sa xaalis ci noonu non da lay gunge di la accompagner jusqu'à la réalisation de tout projet boo fa mën a dénkaane rek ñoom dañ la ciy gunge ba nga réaliser ko ci lépp loo mën ci def dañ la ciy conseil ñoo am équipe yoo xamante ni macha allah soo ne cëpp ci banque bi ñoom ñoo lay jël en charge ñoom ñoo lay conseil wax la fi ngay placer sa xaalis wax la naka ngay defee say virement wax la naka ngay def ba nekk ci nouvelle technologie bi duñ la nax benn yoon doo sonn benn yoon donc kii ngeen di gis nii moom mooy bisik kii ngeen di gis nii moom la ñëpp wóolu moom la ñëpp taamu képp kuy jeune bëgg a réaliser ay projet da ngay daal di doxantu bisik ñu ubbil la compte nga fay def say virement di fa dénkaane sa xaalis di fa jot wala di yónnee nu mu la neexee te doo am benn problème kii mooy waa ji kii mooy bisik. mon consultant monsieur Seydou Guèye pareegul ci question yi nga xamante ni moom la lay posé léegi nag combat yi nga xamante ni teg nañ ko mettre nañ ko en place ba pare bëri rek moo ci des léegi nag dafa bëgg nga expliquer ko avantage ak inconvénient wu mbër yooyu kan moo ci ëpp avantage kan moo ci gën a nekk ci niveau de faiblesse instant bi donc ma daal lay limal ñi nga xamante ni ñoom la bëgg nga expliquer leen ko ba mu gën a leer ki nga xamante ni moom la njëkk a tudd muy feu rouge moom mu ngi bokk écurie Bosco ki nga xamante ni moom lay bëreel mu ngi tudd Modou Awatine moom nag mu ngi bokk écurie HLM ki nga xamante ni moom moo ci topp nag moom mooy Boy Sey moom mu ngi nekk écurie Boy Sey ki muy bëreel mu ngi tudd Diène Kairé nag écurie Soumbédioune la bokk alors mun lay laaj aussi lan nga xalaat ci jubilé wu Zallo xam naa ne am nga ci xalaat dafa bëgg nga tontu ci question yooyu nañ ko dem découvrir andoo laa di del siwaat léegi kii nag combat bu taxaw la ñu ciy laaj Tafa pronostic am combat bii nag taxaw na ba pare Boy Sey bu écurie Boy Sey moo war a laale ak Diène Kairé écurie Soumbédioune sunu boy la sunu doom la ñu ngi koy nuyu Tafa nag liñ la ciy laaj mooy nga wax ñu yow mi nga xam ne yaay expert bi ñëpp xam ko koy wane bés bu ne nga wax ñu boo analyser segment ak rubrique bu combat yëpp lan nga ñuy jox ñu téye maanaam ci sa analyse kan moo war a mën a daan
kan moo war a mën a daanu ak naka la mën a jeexe gannaaw li yàlla di dogal loolu lañ lay laaj. monsieur le ministre sama doom baay ba tey yaa ngi may laaj Diène Diouf Kaïré mi nga xamante ne mi ngi dëkk Médina foofu sa gox xam naa moo tax nga tànn ko peut-être sa mbër la et war a bëri ki nga xamante ne mooy Boy Seye. Boy Seye c'est encore l'expérience face à la jeunesse combat bi nga ma laaj ñaari combat yi ma laaj yëpp expérience la ak jeunesse donc nag en général nag expérience ak jeunesse ci biir lamb ci taarixu lamb jeunesse yi jeunes yi toujours ñooy daan pourquoi ñooy daan ñooy ëpp ambition pourquoi ñooy daan ñooy gën a déterminant pourquoi ñooy daan mooy seen yaram sonnagul pourquoi ñooy daan mooy plein de choses dañ bëgg a màgg dañ bëgg a yéeg région dañuy ñuy woowee VIP donc Diène Diouf Kaïré daan na fi Koña jël bu extraordinaire moom mooy dafa daw jàpp tànk bi ki nga xamante ne moom mooy Koña di bëre mu bàyyi ko fa na ko fa ñukku dem wër ko ndomba bu di dóor ci suuf Diène Diouf Kaïré daan na fi aussi ki ñuy wax Malo Seras un lutteur expérimenté aussi ni mu ko daane mooy seere ko taf ko bàyyiwu ko ba ni mu ko daane Diène Diouf daan na un grand technicien bu ñu woowee Boy Bawol aussi xam ngeen ne moo war a bëri Koña combat bu rëy la bëri que Diène Diouf Kaïré combat bu neex mais au finish ngay gis ne Diène Kaïré la pratiquement massacré daf ko duma ba pare doog ko daan donc gis ne kon Diène Kaïré tey yi muy bëri encore ak kan lay bëreel Diène Kaïré mu ngi bëri ki nga xamante ne mooy Boy Seye Boy Seye nag bu leen fàtte ne 5 ans ci ginnaaw dañu ko woon wooye le phénomène après nag un moment nag mu xaw a def chuté bi mooy dafa tegale ay défaite loolu dafay dal ay mbër ci carrière yu bëri mais terewul saa bu ñëwee ki lamb bi rek mooy Boy Seye rek dafay prouver dafay wane li mu doon moom mooy daan barki dem moo Ndiaye gis ngeen ko ni mu bëri ak Siteu géré ko jam ko direct du droit géré ko ba jàppante ak moom jël loxo ndeyjooram sëq ko ci gaño gi fàqat ko xaar ngéppan ko boole ko sukkar bi loolu ku mënul bëgg a def Boy Seye c'est un grand technicien moo tax ñu koy woowe phénomène gis ngeen ko tam barki démb bi muy bëri ak ki nga xamante ne mooy Tidiane Faye le professeur de la lutte ni mu bëri ak moom dafa ñëw déglu ko taxaw ci kanam di ko jam ay direct bañ jàppante et Tidiane Faye di monter prise boo xamante ne c'était impossible moom tamit comme que technicien la moom Boy Seye mu gérer prise bi ba daan ki nga xamante ne moom mooy lutteur le professeur Tidiane Faye donc gis na kon l'expérience encore dafay jàkkaarloog la jeunesse waaw léegi nag naka la ñu jëm ci côté fort physiquement logiquement dans la logique des choses nag bu ñu dee jëm ci doole rek normalement selon seen at ak seen yàggaayu làmb da ngay gis ne Diène Kaïré mooy fraîcheur mooy gën a nekk xale donc moo war a gën a nekk moo war a ëpp doole su yàggee aussi normalement ci Diène Kaïré la war a gën a baax léegi nag kon nag Boy Seye tamit ban avantage la am ci combat bi avantage bi moom Boy Seye moom Boy Seye dafa war a def combat bu rapproché combat bu gaaw combat bu teel a jàppante combat bu am mouvement pour mu jéem ko tromper vigilance am nax ko ci jeunesse am daan ko donc nag kon booy peser combat yooyu ngay peser ne kon boog Diène Kaïré moo am faveur pronostic yi ndax kat sa jeunesse waaye nag bu ñu fàtte ne aussi man Tafa Gueye damay dugal ne Boy Seye c'est un phénomène donc mu tam am na faveur pronostic ci ñi nga xamante ne aussi xam nañ ñuy bëre xam nañ lamb donc nag mag mooy bëri foofu encore ak xale mag bu ñu koy wax nag waxuñu mag bu màgget Boy Seye il est toujours dans l'arène c'est un jeune lutteur mais dafa teel a bëre donc ñoom ñaar ñu leen di souhaiter bonne chance ñu bëri ko combat bu neex bu am fulla am fayda kii daan kii daanu. ñaareel bi mooy combat bi war a am ci diggante Feu Rouge bu écurie Bosco Sow ak Modou Awa Tine bu écurie HLM Tafa liñ lay laaj yomb na ndax Feu Rouge bi bu ko Modou Awa gisee dina taxaw wala ndax Feu Rouge dafa naan comme moom mooy taxawal ñëpp moom day jàll dem kan mooy tuur moroomam kan mooy taxawal moroomam loolu lañ lay laaj ci sa critère sa analyse nga argumentel mi ko pour sunu waxtaan ak sunu warante gën a yomb gën a yaatu. Modou Awa Tine école de lutte HLM wala écurie HLM wax a daje ak ki nga xamante ne mooy Feu Rouge di école de lutte Bosco Sow dañuy wax ne foofu. léegi nag ñoom ñaar seen bëre naka lay tëddee liñ ci mën a expliquer rek moom mooy Modou Awa mbër la moo xamante ne dafay taxaw di xaar di xeex nekkul mbër muy songi lu tax nekkul mbër muy songi Modou Awa mbërum mbootkat la Modou Awa mbërum galgal la Modou Awa génération Gris Bordeaux la. donc génération Gris Bordeaux bu demee ba bëre ki nga xam ne moom mooy Feu Rouge nga xam ne kon am na décalage bu mag a mag ci côté expérience léegi nag mu des nag la force ak état physique Feu Rouge saa bu gisee ci làmb ji rek dafay nekk mbër mu physique athlétique
ay combats yu gudd lay bëri aussi ay bëri na fekk ay général ah fekk naa ko mu bëri ay combats yoo xamante ne mënu ma sax lim mais combat bu ki nekk rek ay combat bu yàgg lay nekk combat bu métti lay nekk kon daal monsieur le ministre ki nga xamante ne mooy Modou Awa digganteem ak Feu Rouge dafay nekk l'expérience face à la jeunesse l'expérience c'est Modou Anta la jeunesse c'est l'autre lutteur bi ñuy wax Feu Rouge que le meilleur gagne. waaw Mbaye Fall mu mel ni Jubilé Zallo daf la soxla ni mu la soxla yow moomu noonu la ma gën a soxla man mi nga xamante ne maa formé Zallo sama point la woon jaaxal naa ne loolu nekk na lu ñëpp mën teg baram Zallo def na combat yoo xamante ne man daf ma sax yéem ci ay façon de technique bu ngeen xool Zallo dafa nekk mbër moo xamante ne réyul woon trop Zallo boo koy mesurer di ko peser mosul woon sax ma àgg dans les 100 kilos mais parce que dafa am ay qualité physique yoo xamante ne dafa énorme moom ci moom maanaam amuloon sax benn poil de graisse mbër mu wow la woon mbër mu sec la woon képp ku ma am bëri nag daan la juumloo parce que da nga koy téye mu doon ku oyof sa loxo mais rapidité la daan allié ah ak vitesse ak souplesse te loolu moo tax ñu wax mbër boo xoolee ñi fi daan ñëpp sax ngay wax ne ñii Zallo war la noonu daan ay ñu mel ne ay Mouhamed Ali ay ñu mel ne ay Mame Ndiambane ay ñu mel ne Yaxya Jóob Yékini lu fat ne Zallo porte drapeau chef de l'État la à Fatick foofu la sax Yékini feeñe ba Yékini ak Zallo ñoom am nañ ay points parce que fa la ñëpp xam ne kan mooy Yékini kan moo taxoon ñu xam kan mooy Yékini ci jour boobu drapeau chef de l'État moom mooy Zallo mi ñëw jóge Dakar dem dem Fatick dem fekk fa vraiment ci fiefu séeréer fi bëri gën a neex fi bëri gën a xumbe mu dem fa ne dajet drapeau chef de l'État indi ko continué ci lancé boobu nag def carrière bu extraordinaire quand même ñu ma lim ñëpp ne mu leen daan ku leen daan rek ndaanaan nga ci làmb ji mais nag nekkoon nag ku am ku yeewu woon ci bëri yeewu ci bëri moo taxoon ni mu tolloon mu doon daan yenn mbër yi pourquoi yeewu ci bëri mooy lan mooy suñu musaa nekk entraînement ba ma daan ko benn jël bu ko jaaxal dafay taxaw ne grand noo ma daanee mu ne ko nii laa def moo tax nga daanu bu ma ko xasee wax nag c'est fini lu ma ko ci daanati xanaa kay beneen laay seetaat te beneen tam boo ko daanee beneen jël tamit day taxaw ne la grand noo ma daanee donc moom comprendre ne que àdduna yëpp jàng la nekk na aussi international sénégalais indi raaya glorifié dëkk bi donc tey jii nag bu demee ba war a génn lamb Sénégal yëpp ñoo ci war a taxaw gouvernement bi moo ci war a taxaw l'État en commençant par le président de la République ne soutenir Zallo ci projet bi muy def mooy génn lamb ñu gunge leen dafa neex man de bu ma koy def mbégte bu ma ci amoon yëpp devant le témoin Mbaye Fall moo doon vraiment toute la veille guddi gi yëpp dama ko doon jooy bu ma ñëwee ba ci buntu lamb ji ci ay jooy laa nekkoon dañ maa téye di ma napp di ma defal pour au moins ma mën a dugg ci biir stade bi donc bis yu fort la da koy tëkkaleeg bis bi nga duggoon ci làmb ak bis bi ngay génn ci làmb et encore li gën a doy waar moom mooy mbër yi nekk Sénégal di bëri actuellement le roi des arènes ñu koy wax Bombardier da gën ak Zallo da gën ak Yékini Zallo da gën ak Eumeu Sène mi Demba Ndiaye gars yi ñoom ñëpp ay adversaire ñoo nekk ci làmb gi léegi ne di def li ñaan teg ndawal dafa jot nag kon war na jaadu na ñoom ñu bañ ko seetaan jóg ànd ak moom ci li muy jëf nii parce que ñoom tamit bu ñu fàtte ne day bàyyi ci làmb te su boobaa nag ñañ fekk ci làmb gi dañuy bëgg ñu ànd ak ñoom te làmb famille la ñëpp ñoo war a jóg ànd ak Zallo accompagner ko ci sortie arène bi muy def nii rawati nag écurie Fass bugguma nag wax écurie parce que yëf yi bu demee ba international wax ci écurie day xat mais nag dafay baax trop ñox écurie ba mu commencé mooy Fass la commencé fa la takk ngembam jaloore yi mu am yëpp tam Fass la ko amee Fass moo tax ñu xam ko ràññee ko surtout papaam jooju nga xam ne mooy Mbaye Guèye dafa mës a bëgg Zallo mës ko lonk mës a ànd ak moom mës a gëm bëreem ñooñ ñoo war a jóg ñoom ñëpp comme ni ñu àndoon ak Moustapha Guèye ki jubiléem ñu ànd ko Zallo ci biir làmb ji vraiment encadré ko kottanteeg moom fóonanteeg moom te xam ne àdduna li rek fi nekk je pense que Mbaye Fall malheureusement naqar na ma trop nag fekkewu ma ko nekk ci liggéey rek moo tax fekkewu ma ko mais sama xolo nga fa sama lépp nga fa et surtout encore la TFM bi nga xamante ne fa la ñuy béyee suñu waar bëgg nañu aussi TFM dugg ci bu baax a baax tracé kan mooy Zallo ànd ak moom accompagner ko bu ëllëgee ay suñuy doom suñuy sët yi nga xamante ne dañuy ñëw di laaj kii ban mbër la woon ñu xam ne kii moo fi defoon lii ak léegi lii yëpp lu ñu fiy wax rek am na ñeneen ñu ko mën et modestement daal am na ay mbër yu bari yu mën taxaw def taarix mën a wax mën a décortiquer jël xëy na yàlla daf ko njëkk a dogale ci man donc maa ngi invité yeneen mbër yi aussi dañu war a ñëw seen savoir faire fi ñuy jaar ñu génn ko télévision yi bari nañu rajo yi bari nañu journaux yi bari nañu ñoom tam ñu essayer def parce que la lutte au lutte
aussi dafa nekk lu possible foog dem ci àdduna da ngay gis les athlètes bu nga demee boo tax toogee canal gis ñi mës a football ci àdduna yëpp équipe de France toog di wax seen xalaat wax seen vécu pourtant jànguñu ko binduñu ko dañ ko pratiquer rek donc loolu tam moo war a am sunu lamb Sénégal mbër bu ci nekk rek vraiment soo bàyyee bëri soo bàyyiwul bëri war nga mën a am fooy yëngatoo ci benn télévision pour def la transmission day tax xale yi gën a dal day tax xale yi gën a yaru day tax xale yi gën a comprendre vraiment daal autorités yi nga xamante ne aussi ñu ngi laajte kan moo daan ak buñ la wëree ndombaag buñ la songeeg tout action yeeg prise yi ñu laajte yëpp daal bu ñu ko laajee aussi dañu am cawarte trop vraiment pour tontu leen ci waay leen gërëm di leen sant aussi liñ ma choisir di ma ko laaj moom lañ ko laaj keneen et ñu laaj ko keneen aussi dafay gën a defar rek koy salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. mon consultant li nga wax ci Jubilé Zallo bi daw na yaram macha allah vraiment gis naa ay xol yu sedd guy li nga xamante ni moom nga waxal Zallo nii donc na ci ñëpp jàppan donc jubilé bi benn yoon lay am ci àddunaam nañ ko defal xam nga mu nekk loo xamante ni dafay mémorable du ko fàtte benn yoon merci beaucoup mon consultant li nga message bi nga lancé dal na te xam naa ne ñu ko war a dégg dinañ ko dégg bu baax a baax léegi nag ñu daal di jàll ci suñu jeu de l'été boobu la ñuy woowee tebbi xob ñi ko bëgg di ñu ci encouragé macha allah ci jeu bi daf leen a neex bëri nañ moo tax duñ ko bàyyi ginnaaw benn yoon képp koo xamante ni moom la ñu am comme invité rek dinañ la ko joué loo par la force ñu daal di xool yow say connaissance ci làmb fan la toll wala boog yenn question nga bëgg a posé tonton Tafa Gueye directement léegi nag ñu daal di jàll ci tebbi xob dellusiwaat léegi. ñu ñëw ci rubrique bu tebbi xob. voilà. bi ñu tebbi mooy Nécorel contre Boy Ngaay. may fi 4 combats 4 tous nga may 4 combats. tebbi xob ñaareel bi Zos contre Boy Niang numéro 2. ñetteel bi ci tebbi xob Zos contre Papa Sow. ñeenteel bi Cek ak Zallo. Cek Zallo Cega daan. Cega daan. gis ngeen suñu invité bu spécial bi li nga xamante ni moom la tebbi comme ku ci mel ni Zos contre Boy Niang 2 lu ci mel ni Nécorel contre Boy Ngaay ku ci mel ni Zos contre Pape Sow ak ku ci mel ni Cek contre Zallo donc yooyu yëpp moom la génne moom la leen may léegi nag ñu daal di jàll ci culture générale bu ñu amee invité dañuy faral di ko poser yenn questions yi pour xool est-ce que réellement am na ay connaissances ci làmb ji est-ce que moom dëkk na ci dëkk bi rek te nekk doomu réew mi noonu wala dëggantaan dëkk na ci réew mi te xam bu baax suñuy valeur suñuy tradition ak suñuy coutume donc dañ koy daal di xool culture générale ak monsieur Seydou Gueye dellusiwaat léegi. donc Barthena pour ñëpp gis ni triché wu Barthena mu génne benn laaj la mais monsieur le ministre dana doon laaj si culture générale dana doon laaj di la Tafa Gueye ndax mos na bëree stadium Iba Mar Diop vrai ou faux ndax Tafa Gueye lutteur Tafa Gueye bi ngay wax sànq ba léegi champion est-ce que moom mos naa bëree Iba Mar Diop si stadium bi ndax mos na bëri si stadium bi wala mosu see bëri léegi nag nu la koy laaj. su ma bañul jumre dinaa ni Tafa ci stade bu mag bi la bëri stade de football bi parce que stadium bi di Tafa daan indi ci mbooloo xaju fa woon te image yaa ngi nii ma gis ko muy foncé ci kaw adversaire di dóor ci biir stade bi la woon. donc effectivement Tafa Gueye mosul bëri stade. voilà monsieur le ministre ñu ñëw si deuxième question bi di la laaj toujours culture générale Double Less nee nañu papa la boo xam ni am na ñaari doom yuy bëre
ñaari doom yi est-ce que Balla Gaye la ak Ama Baldé wala Balla Gaye la ak Sa Thiès. Double Less ñaari doomam yi Balla Gaye la ak Sa Thiès même bu fekkente ni waajur la ci Ama Baldé ndax Ama mooy doomu Falaye Baldé. ok jëlaat beneen monsieur le ministre ñëw si troisième bi si ñetti lutteurs yi nu la nar a limal kan moo si nekkul roi des arènes A Bombardier B Balla Gaye 2 C Modou Lo nee nañ daal si ñetti mbër yi mën a limal nii am na ci kenn koo xam ni moom du roi des arènes. danga ma ni ma éliminer ko mosul nekk dama lay wax naka la ñuy toppante ndaxte Balla Gaye bi muy nekk roi des arènes Yékini la nangoo couronne bi ñëw dajeek Bombardier nangu couronne bi ci moom donc Modou Lo moom nekk du roi des arènes ak Bombardier te daje na kon Modou Lo daal moo si du roi des arènes. moo ko nekk bu alors si lutteurs yi ma lay nar a limal am na si kenn koo xam ni nekkagul tigre de Fass wax A Gris Bordeaux B Tafa Gueye C Lac Rose D Mbaye Gueye fii kan moo si dul tigre de Fass. premier tigre de Fass Mbaye Gueye deuxième tigre de Fass Tafa Gueye troisième tigre de Fass Gris Bordeaux donc Lac Rose moo ko nekkul. ñaari personnalité yu mag yi nekk ci Sénégal kan moom moo ci amagul drapeau bu ñu ko tuddee ci làmb A premier ministre Mouhamadou Dione B Lamine Diack ci ñaar ñi kan moo ci amagul drapeau. premier ministre moo amagul drapeau Mouhamadou Dione Mohamed Boun Abdallah Dionne. drapeau Lamine Diack pour wax la ci lu gën a précis. waaw foog naa ni GFM entertainment moo tëgg combat boobu ànd ci ak Luc Nicolaï wala du noonu. monsieur le ministre bi macha allah bii nag moom da ngay fës bii. ayca alors nu ni ñaari écurie lan la jox mun la si ñaari écurie yi ban la si Modou Lo nekk A Rock Énergie B Soumbédioune Boy Kayre moo fa nekk Rock Énergie Modou Lo moo fa nekk. monsieur le ministre oh non non monsieur le ministre bi moom bi moom gëmoo ni di nga trouvé. ayca bismillah. ci mbër yi nu la nar a wax turu mbër yi nu la nar a wax kan moo si lutteur maanaam di bëre et de temps en temps tamit mu nekk footballeur si mbër yi nu la nar a jox ñetti mbër la muy A Yahou Dial B Siteu C Zarko. Yahou Dial attanul bal Siteu artiste la Zarko foog daal mooy football. moom mënoo ko tudd lan mooy Eumeu Sène lan lañ ko tuddee est-ce que moom A moom Tay Shinger B le lion de Guédiawaye. boobu dafa yomb Tay Shinger mooy turu écurie bi mooy turu écurie Eumeu Sène mooy Eumeu Sène lion de Guédiawaye Balla Gaye la. non bii monsieur le ministre bii doo ko tudd monsieur le ministre. bii doo ko tudd. ayca ban mbër moom mooy wax takk si rib ñu la A Bombardier B Tapha Tine. Zos mooy sosaat donc Tapha Tine mooy takk ci rip. xam ni neex baag la mën woy la mais nu ni si ñaari turu artistes yooyu kenn ki rek moo si woy pour làmb mais keneen ki fàttaliku fu mu woyee làmb mais kenn ki daal ñëpp xam nañ ko si làmb A Doudou Seck yaay gati B Ismaïla Lo
Doudou yaay kat yi waaw Seck yaay kat yi maa ngi koy nuyu bu baax xam na lu tax ma koy nuyu. ndeysaan moom mooy woyal mbir moom mu dëkk ci làmb ji. monsieur le ministre dañuy laajte bul faale turu ban écurie la est-ce que turu écurie Eumeu Sène la wala turu Tyson. Tyson la moom moo fi indi génération bul faale fa la Eumeu Sène nekkoon jóge fa dem Tyson mu nekk écurie bu nekk Pikine. ñaar moos des nan ko wax rek ñu tiire ko pour wane ni vraiment kenn faralul ministre bi mais ministre bi xam na culture dëkkam xam na li xew ci dëkkam. monsieur le ministre avant dernière bi mu lay laaj Eumeu Sène ah non bii difficile na Antoine monsieur le ministre Eumeu Sène ñaata yoon la daaneel Ama Baldé A benn yoon B ñaari yoon C mësu ko daan 0 fois. xam naa ni Eumeu Sène daan na Balla Gaye ñaari yoon mais foog naa ni mosul bëre ak Ama Baldé. ah monsieur le ministre bii du ko trouvé bii moom mën naa teg monsieur le ministre ban promoteur la mu tuddee Don King de l'arène Aziz Ndiaye A B Gaston Mbengue. Gaston Xaali Mbengue mooy Don King de l'arène Gaston Mbengue. lii mooy wane ni bu ñuy invité dañuy tànn invité bu spécial invité boo xamante ni cofeelam ci réew mi da koy fësal à chaque fois donc gis ngeen connaissance yi nga xamante ni moom la am ci làmb question buñ ko mënti posé rek jox nañu réponse bi nga xamante ni moom lañ doon xaar ci moom donc loolu moo nekkoon culture générale ak monsieur Seydou Gueye léegi nag ñu daal di jàll ci taaru làmb miin ngeen ko seen yëf la xam ngeen dañuy sañse defar ba mu baax daal di dégg ngeen ci arène bi nañu seetaan suñu jongama yooyu dellusiwaat léegi-léegi. Machallah, c'est une répétition de dire que qu'on est joli, c'est une répétition de dire que machallah ñun dañoo jongomee donc dañuy daal di jàll léegi ci suñu zapping miin ngeen ko dañuy dem RTS jël fa dem 2S jël fa dem Sen TV daat fay jël dem LCS daat fay jël dem RDV fépp la ñuy daal di dem rek jël fa li nga xamante ni mooy buzz mooy actualité daal leen koy tegal ci suñu lamb ak international aussi dañ fay daal di doxantu xool ñoom seen xeetu bëre yu baax rek daal leen koy tegal nañ ko seetaan daal di jël si waat léegi-léegi. Samba ñalle galle wali noon Samba walle galle wali noon si Samba maale we ta ko ngoko iliman domi Aziz Ala Ndiaye ya boy ko doon bye. All right, ladies, you received your instructions a little while ago. So met both of you in the dressing room, backing Vonda up. It is difficult to ascertain how Vonda has done in her career. I know she's 18-0, 15 knockouts, but how many people were scared of her and did not really fight her? Oh, big right hand! One punch! jël na ko mu rasu. mu ngi koy jéem a tëj mu faat na ko. ngom bu mu faat na ko Modou bañ na. xeex nañu. Modou Lo Bombardier. Modou cokkaas na. Modou door na. Bombardier Modou Lo. Bombardier Modou Lo. Bombardier Modou Lo. Bombardier Modou Lo. dem nañ ca saaku ya. laa ilaaha illallah. Modou Lo nga tey ca gem la. arbitre atte na lu xew.
Bombardier dem na ardo. dellu leen gannaaw wool ma boos bi yow ñëwal yow. Sénégal di wax lu nekk nga muñ ko parce que xam naa man ki ma doon xam naa ni ku xam Saalum xam ci askan bu mu bokk xam ne Saalum du ko bon te doxul ci lu bon mais nag maa ngi ñaaxaat yenn journalistes yi parce que juge bi ma yoroon newoon na ma kii bind journal bi plainte ko wax ko sama jabar parce que loolu sama jabar sax moo gënoon a am droit plainte. journaliste yi dafa am fu ñu jub ci seen liggéey. non Lamine Sène la. waa ji ba léegi parce que nit bu la tooñee nga denc ko sa xol doo ko fàtte. kooku mu ngi nekk soleil suñu enquête. Lamine Sène. La ilaha illallah ga da ana dauke ba da kamar da ni holo ana dauke ba da kida holo sarkin sarki kamar da ni sabon sarki holo yace bari ko ñuy wax musu doo gis Rocky mu ngembal Rocky ngoo ngemboo ngi noonu tey gis nga foofu kooku déclenché na mu mbaar ko kor ko xam nga foofu daan na jël bu rëy li mooy wal bit gàng donc looloo lay won ni également fële tant que sa diggu ginnaaw laalul suuf sa ñaari épaules yi tegu ci suuf daanu woo loolu moo tax muy wane ni te ma nga ceinturé ñu koy jolal waaw fii nag ñibbi na ma ngay tuus ma ngay fecc moom ñibbi na Sénégal ma ngay tuus kon nag kooku mooy Rocky Balboa. I biegniemy. Stanisław Kowalski w środku. 104 lata. I meta. Jaki wynik? Super. may ma benn mouchoir. am sañ-sañu laaj ki nekk meilleur lutteur nekk roi des arènes ñaari yoon am na fa mu ko teg nañu xool Rocky Balboa ci wàllu entraînement. Yeah, j'ai mis la Bentley avant les bœufs. Je suis pas ailleurs mais je rentrais souvent chez moi avec des bleus. Fusil chargé, je fais danser les keufs one two step. Sans respect, je fais poser Chipen sur ma mixtape. Yeah, on vient d'en bas, on veut viser la lune. Automatiquement, je pense au l'aube, autotune. Les frères sont dans la demeure.
léegi nag rubrique bi ngeen doon xaar yegg si na muy jëli bi xam naa ni boo leen jàkkaarloo ak seen télé loolu rek ngeen yàkkamti mu defal leen ko donc tonton Tafa depuis Paris defal na leen li nga xamante ni moom mooy jëlu Boy Kaïré ak Ness seen bëre du yomb nañu seetaan tonton Tafa mu décortiquer ko ñu ngi soit ci plateau bi. côté gauche ki nga xamante ne mooy Boy Kaïré ca ngembal la jàpp carrément vamos maa ñu dem xam nga ko mu bañ Ness dafa entamé benn action boobu Fama moom la ñuy wooyee xar ngéppen Boy Kaïré nag c'est un très grand technicien de la lutte mu def benn retrait daal di koy empêcher xar ngéppen bi mais xoolal loxo Ness ba ma nga ŋoobu ca kaw lii la ñuy waxee ŋoobu Boy Kaïré kon moo dëbb sol côté gauche kii di Ness intercepté ko ba pare loxo ba Ness gañe ko moom Ness vamos ñu dem Mao ba pare xool Ness dëbb ko sol léegi nag Boy Kaïré di nekk ci action ya ba Ness rocceeku gis nga Ness mu xaw a rocceeku rek wàcc xar ngéppen ko nag tàllal benn tànk pied d'appui ba ca gannaaw jël nag pied droit Ness bi bàyyi leen ci xel de tànk ndeyjoor bi moom lay jël nag daal di koy defal pakk moom la koy dox tegal ci. tonton Tafa lu mu xës ba décortiquer amoo lenn loo ci wax donc duñ ci pipe moo dañuy daal di bàyyi noonu rek ngeen gisal seen bopp seetaanal ko seen bopp léegi nag ñu daal di jàll ci rubrique bi nga xamante ni à la demande générale ñëpp a koy laajte parce que dafa neex dañ koy jëlee fépp ci biir internet bi daal dañ koy tegal ci seen émission préférée muy l'Oeil du Tigre nañu jàll ci li ci net bi. Jason. Mamboy ñun kat dañoo fanaane nekk ba fajar te gisuñu dara càccas jiñ ay bi dim kii ay bi dim kii mool ba jaaxle wuy moolool mool ba dem ne taxawal rek mbalo sali caat ba jaadi jàpp caaset ngay nekkee dura cas gi o nekkee cu ko nekkul calay yem ndogal bi weex races gi cacat cacat dara tantan. Arrête, s'il te plaît, fais pas ça. D'accord, bien. Voilà. Du sang. Bien. Macam dia tak mau ni. Biar dah. 3, 2, 1, go. Round 10 seconds. Okay.
15 minutes. 30 seconds. Jeez. $50 seconds. maa ngi sentir fi ma nekk nii ni mu leen di neexee ñu leen di tegal ci li ci net bi maa aussi nag xam nga moom mooy dugg ci internet bi noonu tonton Mbaye Fall nekk ci wet bi naan ko jëlal ma lii nee ma tegal lii dina neex bokk téléspectateur ñu leen koy tegal comme à chaque fois fii ci télévision Futurs Médias ci li leen di neex la ñuy xëy di ci dox di ci fanaan di ci yendu noonu rek dañ koy defee à chaque fois donc l'émission tire à sa fin on espère que vous avez bien adoré bien aimé Mado pon waat na ba tey xam nga gelu gi muy gelu monsieur ba tey jeexagul donc mais j'espère que la semaine prochaine inchallah il sera là à mes côtés et on pourra defal leen lu leen di bégal lu leen di neex à chaque fois tonton Tafa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax foofu nga nekk ca Paris ñu ngi gis liggéey bu rafet bu nice bi nga xamante ni yaa ngi koy def te lu bëri yaa ngi ko desal donc comme niñ leen lii lañ leen indiloon nag ci seen émission di remercier bu baax tonton Mbaye Fall moom mi nga xamante ni nee naa leen A ba Z moom mooy rédiger lépp moom mooy def lépp moom mooy def interview yi lépp moom moo koy def donc ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal bu baax tata Khady donc moom sama chérie d'amour la sama maman chérie la donc maa ngi koy bisou et toute la famille di jaajëfal nag bu baax a baax doomu Maawo Cissé kooku sama rakk bu góor la donc dama koy souhaiter un joyeux anniversaire sama bébé boobu mu màgg ba mu yegsee la papaam rangoon ji jeex macha allah mu nekk ci mbégte nekk ci bànneex ba ni mu màggee nii donc yàlla na continuer noonu yàlla na continuer di gën a bégal papaam di gën a bégal yaayam kooku la ñuy woowe Mouhamed Cissé donc je lui souhaite un joyeux anniversaire waaye tamit tey bis bu mag la ci man parce que sama petite sœur tey lay fêter anniversaire am muy Ndeye Anta Thioune donc maa ngi koy souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur ba mu nekk expert comptable bi mu bëgg a nekk ndax crack la donc maa ngi koy ñaanal mooy suñu espoir u famille nag donc ñu ngi lay ñaax bu baax a baax nga jàng bu baax a baax continuer say études am say master nekk crack bi nga xamante ni moom la ñu mës a xool ci yow donc on te souhaite de la part de toute la famille Thioune de la part de papa maman tout le monde on te souhaite un joyeux anniversaire di jaajëfal waa Xelcom bu baax a baax macha allah mbay bi passé neexoon na richoon na te tuyaaba yi ngi ci amoon bëri na trop di remercier sama tonton El Hadji Tall moom ak Cheikh Kadiaka ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma fa yóbbu woon donc maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier sama tonton Cheikh Amar bu baax a baax ñoom ñoo jaar ci Xelcom bi ba mu mën a sotti bu baax a baax di remercier bu baax complexe Sensi moom mu ngi nekk nag en face de institut de beauté Fama Thioune bu Ndaykan Thioune donc moom moo jaar ci habillement bi tey donc kooku mooy madame Ndaw Sénéy donc moom madame Ndaw Sénéy Silla moom moo jaar ci habillement bi ma koy remercier bu baax a baax yu baax lay def yu jekkate yu am classe yu grande dame lay def da ngeen fay doxantu mu daan defal yu nice yu rafet donc nag kookoy Sénéy elle est super méga gentille juste en face institut de beauté Fama Thioune la nekk doxantu leen fa boo leen sañsewee foofu ba pare ngeen doxantu ci institut bi yu daal leen di toppatoo defal leen seen bopp defal leen seen yaram defal leen xeetu soin de visage yu baax defal leen li nga xamante ni moom mooy pédicure manucure doxantu leen ci ñaari complexe yooyu du leen ko rëccu benn yoon ñu ngi nekk Sacré-Cœur ginnaaw boulangerie jaune juste en face juste à côté de Curie Tisane immeuble Curie Tisane bi foofu la ñu nekkee. On vous souhaite une excellente soirée et une très bonne suite des programmes avec la TFM di jaajëfal Yaya Alune ak Khali Maawo Cissé Abou Abdourahmane donc ñooñu ñëpp ñu ngi leen di remercier ñoom ñooy équipe technique bi ñëpp nag coaché par tonton Mbaye Fall donc merci beaucoup ñu ngi leen jox rendez-vous la semaine prochaine ci yeneen innovation ci yeneen IFM avec la télévision Futurs Médias dara du yomb bonne soirée.